dañuy wax ci benn sujet boo xamante ni nii concerné na dundinu sénégalais yi rawatina ci domaine bi nga xamante ni nii intéressé na ñu bari muy wàllum immobilier maanaam dëkkuwaay. certainement dégg ngeen lancement wu projet bi nga xam ni mooy 100 000 logements sociaux ñenn ñi sax ñàkkul jot nañoo inscrire ci plateforme bi nga xamante ni nii mooy collecte demande yi muy 100 000logements.com. mu nekk nag benn projet boo xamante ni nii bu am solo la tey nga ànd ak Macky Sall wala nga ñàkk ànd ak moom da ngay reconnaître que ni projet la boo xamante ni nii bu ñu réussir mettre ko en œuvre dina arranger sénégalais yu bari rawatina ñi nga xamante ni nii dañu nekk ci location. d'ailleurs depuis ba ñu ibbee inscription yi en 72 heures maanaam ñetti fan kese enregistré nañ 50 000 inscriptions maanaam xaaju lim bi ñu prévoir ci logement. donc loolu li muy wane mooy sénégalais yi intéressé wu nañ ci projet bi parce que bari na ñu ne ci askan wi ñoo xamante ne nii location sonal na leen rawatina ñuy dund ci région bi nga xamante ni mooy Dakar. moo tax tey ñu décidé def ci benn taxaw seetlu maanaam façon bi nga xamante ne nii projet bi moom lañ koy jëmalee lan mooy avantage moo xam ci wàllum logement wala sax ci wàllum création emploi. daañu wax itam faisabilité projet bi est-ce que fii ak ñeenti at wala juróomi at gouvernement bi dina am possibilité réaliser nombre de logements yi nga xamante ne nii prévoir na ko muy 100 000 logements. ci njeexital bi nag ñu wax li nga xamante ne nii jàpp nañ ne ay faay la maanaam ay mbir yu doy waar ñu nemeeku ci procédure d'inscription bi maanaam ñàkk a waajal gi ñu ñàkk a waajal askan wi ci inscription yi. par exemple yow da ngay inscrire def ci sa yaakaar alors que conditions yi nga xamante ni mettre nañ ko en place correspondrul ak sa profil. maanaam bari na ñoo xamante ne nii inscrire nañ mais forcément seen dossier dañ koy exclure parce que rempliruñ conditions yi nga xamante ne nii moom la ñu laaj te yooyu yëpp waroon nañ ko leeral ci site bi mais malheureusement defuñu ko. daañu wax également ci risques yi ñeel wàllum données personnelles parce que yow booy inscrire ci plateforme bi dañ lay obliger nga accepter say données personnelles ñu jox ko yeneen institutions yu ci mel ni ay banque wala yeneen xeetu organisation et malheureusement loolu lépp sénégalais yi xamuñu ko moo tax ñu décider def ci ab taxaw seetlu def ci jàngat expliquer sénégalais yi conditions yi pour bénéficier wu logement yooyu nga xam ni leeraluñ ko ñu bari ci askan wi waaye itam wax ci quelques inconvénients yoo xamante ne nii war nañ ko mën a xaar ëllëg si biir. pour tàmbali dañuy leeral d'abord situation wu sénégalais yi jëm ci wàllum acquisition wu dëkkuwaay dañu nekk ci dëkk boo xamante ni nii boo néewee doole amoo ay moyens wala li ngay gagner par weer tuuti na lool yow amoo benn possibilité pour am kër même avec un salaire de 600 000 francs dina métti nga épargner pour tabax kër tellement que am na charge yu bari yoo xamante ni nii war nga ko sàlloo. ñu ci bari ci sénégalais yi seen xaaju salaire location lañ koy jagleel maanaam ay nit la yoo xamante ni mun nañ liggéey ba dem retraite te duñu am terrain boo xamante ni dañ ci mën a tabax seen dëkkuwaay. d'ailleurs fi ñu toll nii waxatuñ sax waxi tabax kër mais léegi pour am logement juste pour location day métti moo tax louer chambre appartement wala sax kër day gën a cher parce que demande bi moo ëpp fuuf offre bi. bu ñu jëlee rek exemple région bu Dakar fi nga xam ni activités yi gën a am solo ci réew mi fa la concentré wu nombre de logements yi mi ngi toll ci 150 000 logements maanaam fanweeri junni logements ñoo disponible ci population boo xamante ni nii toll nañ ci 3 millions wu doomi aadama maanaam population bi day augmenter famille yi di gën a yaatu mais dëkkuwaay yi di gën di jafe loolee di am répercussion même sur le plan social wàllum yar wala ci yeneen domaine bu ñu jëlee tey l'ensemble du pays Sénégal ba mu daj 350 000 logements ñoo disponible bu ñu sukkandikoo ci données yi nga xamante ne nii ministère de l'urbanisme joxe na ko loolu li muy firndeel mooy sur 15 millions d'habitants 350 000 logements kese ñoo disponible donc réewum Sénégal daf fi am véritable problème logement parce que population bi day augmenté wu mais logement yi du évoluer mu nekk loo xamante ni nag bomb la boo xamante ni nii buñ ci indiwul ay solution mun na am njeexital yoo xamante ni nii du neex kenn mun nañu yegg ba toll foo xamante ni nii doomi aadama yi dañuy fanaan ci mbedd yi d'ailleurs am na ci yenn quartiers yi nga xamante ni nii ñoo ne ci biir réew mi mais situation bi mën na dem ba ëppi loxo buñ ci wutul ay saafara. léegi nag ci situation boobu noonu le gouvernement bu Sénégal jël décision mettre en place benn projet immobilier boo xamante ne nii la ko tax a jóg mooy créer 100 000 logements ci diiru juróomi at maanaam tabax 10 800 hectares entre Dakar Thiès ak Mbour ak 2200 hectares ci yeneen régions yi nga xam ne ñoo ne ci biir réew mi. mu nekk projet boo xamante ne nii comme niñ ko waxee ci njëlbeenu vidéo bi projet bu am solo la bu gouvernement bi fexe ba réaliser ko. maanaam fii ak mandat wu Macky Sall di jeex bu réussir réaliser projet bi dina des ci bopp sénégalais yi ba faw rawatina ñi nga xamante ne nii amuñu moyen mais bëgg nañ am kër goo xamante ni ñoo ko moomal seen bopp. beneen avantage du projet bi mooy dina créer emploi parce que pour tabax 13 000 hectares yi nga xamante ni waajal nañ ko pour 100 000 logements yi gouvernement bi dina soxla créer 7 millions mètres carrés de carreaux daañu soxla itam 7 millions mètres carrés tuiles pour toit wu maison yi. daañu soxla aussi 600 000 portes ak 400 000 fenêtres
dina am aussi ay kits sanitaires yoo xamante ne nii ñu ko estimer à 200 000 te loolu lépp ay sénégalais ñoo yore liggéey bi loolee mën a créer lu ëpp ci 1 million d'emplois ci diiru juróomi at. donc projet bi bis bu ñu ko jëmalee dina am ay avantages sur le plan social waaye itam ci wàllum xëy aussi dina amal njëriñ yenn jeunes yi nga xamante ne nii am nañ ay qualifications waaye itam ay compétences ci wàllum immobilier. léegi nag ñu ñëw ci conditions yi wala critères yi nga xamante ne nii ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique mettre na ko en place maanaam ku bëgg a am kër ci projet bii nii lan la war a respecter pour bénéficier wu ci logement yi. lu tax loolu parce que dafa bari ci sénégalais yi nga xamante ne nii inscrire nañ mais xamuñu yan conditions la ñu war a remplir mu nekk loo xamante ni amateurisme la parce que boo demee ci site bi muy 100000logements.com amul benn page boo xamante ne nii jagleel nañ ko conditions d'éligibilité yi maanaam permettre sénégalais bu ci nekk balaa ngay inscrire xam d'abord conditions yi mooy lan mais bu ñu seetloo plateforme bi loolee amu fa yow da ngay dugg rek inscrire. loole li mu mën a jur mooy yaakaar gu tas ci yenn sénégalais yi parce que mën nga ñëw inscrire toog di xaar ndekete yow sa dossier rejeté nañ ko loolu di benn défiance boo xamante ne nii peut-être ministère de l'urbanisme dina ko rectifier ci nu mu gën a gaawee. mais ñun comme ni ñu amee habitude di ko def ci suñu vidéo yi def nañ ay recherche ci projet bi rawatina condition d'acquisition yi maanaam ni ngay def ba am possibilité bénéficier wu logement. bu ñu sukkandikoo ci yenn information yi nga xamante ne nii mi ngi jógee ci ministre bii di Abdou Karim Fofana ci 100 000 logements sociaux yi nga xamante ne nii dañ koy tabax 50% yi maanaam 50 000 logements yi dañ koy jagleel doomi aadama yi nga xamante ne nii li ñuy am par weer tollu na ci 450 000 francs wala mu gën koo yées loolu benn la. 20% wu logements yi maanaam yeneen 20 000 logements dañ koy jagleel sénégalais yi nga xamante ne nii ñu ngi dund bitim réew maanaam moodu yeeg faatu yi. 30% yi des maanaam 30 000 logements yi dañ koy jagleel sénégalais yi nga xamante ne nii li ñuy am par weer ëpp na 450 000 francs. beneen point bu ñu bëgg a souligner aussi mooy ñi nga xam ne jot nañu am kër ba pare ñooñu mënuñu bénéficier wu ci logements sociaux yi nga xamante ne nii bëgg nañ ko mettre en place. léegi nag ñaata la kër yi war a dikkee sénégalais yi nga xamante ne nii ñoo ci war a bénéficier wu. ba tey ci information yi nga xamante ni mi ngi tukkee ci ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique. kër yi dina coûter entre 10 jàpp 12 millions ay këru 150 mètres carrés la yoo xamante ne ni day am ñaari chambre ak benn salon ñi nga xam ne ñoo ciy bénéficier wu dañ koy fay par tranche entre 15 ans jàpp 25 ans maanaam fukki at ak juróom jàpp ñaar fukki at ak juróom. projet bi en général dina coûter gouvernement bu Sénégal 1500 milliards de francs CFA. donc yii ay quelques points la yoo xamante ne nii baax nañu souligner ko pour que sénégalais yi nga xamante ne nii jot nañu inscrire ci plateforme bi wala ñi nga xamante ni bëgg nañu inscrire mais xamuñu conditions yi mooy lan ñu mën a sukkandiku ci les informations balaa ñuy dem di inscrire. beneen point bu ñu gën a intéressé nag mooy aspect données personnelles yi maanaam information yi nga xamante ni doomi aadama bi mi ngi koy fournir ci site bi parce que pour inscrire ci site bi di 100000logements.com dafa am 4 étapes. étape bi ci njëkk mooy nga joxe say information personnelle maanaam sa tur sa sant sa adresse sa numéro carte d'identité sa numéro téléphone sa email ak yeneen xibaar maanaam information yi nga xamante ni dina permettre yow ñu mën la identifier. ñaareelu étape bi da ngay joxe aussi yeneen information personnelle waaye da ngay préciser nombre de personnes maanaam doomi aadama yi nga xamante ne nii yow yaa leen jël en charge joxe itam sa turu banque préciser aussi ban façon logement ngay dund jamono ji maanaam ba xam locataire nga wala déet. joxe aussi sa situation maanaam yow da ngay dund dans la précarité wala sa situation baax na c'est-à-dire nga joxe ay firnde yoo xamante ne nii dina mën a permettre ñu xam yow sa situation mooy lan. ci ñetteelu étape bi ñu laaj la est-ce que yow salarié nga wala déet te partie boobu noonu il faut que nga joxe yow lan ngay gagner par weer bu fekkee ni liggéeyoo ci entreprise bu fekkee ni nag salarié nga da ngay joxe sa montant salaire te bu contrat bi nga xamante ni yor nga ko moo xam CDI wala CDD préciser aussi li ngay fayeku chaque weer. ci ñeenteelu étape bi nag ñu sàkku ci yow nga préciser type logement bi nga xamante ni moom nga bëgg ak anam gi nga xamante ni moom nga koy amee maanaam ba xam yow da ngay sàkku logement pour dund ci ak sa njaboot wala da ngay sàkku logement pour après jaayaat ko war nga louer wala da nga bëgg kër wala appartement boo xamante ne nii pour location la. bu weesoo loolu nga préciser quartier bi nga xamante ne nii foofee nga bëgg kër wala ndaxam am nga kër wala déet. léegi nag ci partie boobu noonu dafa am benn aspect bu am solo boo xamante ne nii ñu ci bari bàyyiwuñ ci xel bi ñuy inscrire bañ na ko ba dañ ko bind bu ndaw boo xamante ne nii yow boo yàqamtee doo am temps wu lire ko da ngay cocher rek valider sa inscription. maanaam ci suufu inscription bi maanaam booy terminer dañ lay demander nga cocher benn partie boo xamante ni ñi ngi fa bind j'autorise le ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique à communiquer en cas de besoin les données à caractère personnel contenues dans ce formulaire à tous les acteurs de l'immobilier comme par exemple les banques et les promoteurs et à d'autres services de l'État du Sénégal
maanaam ci partie boobu dañ lay demander nga accepter maanaam yow may nga ndogal ministère bi ñu dénk wàllum dëkkuwaay ak cet gi jël say données personnelles maanaam say information personnelle jébbal ko ay acteurs immobiliers maanaam ñi nga xam ne dañu ay agence wala ay entrepreneur wala ay banque wala yeneen services yi nga xamante ne nii état bi moo ko moom maanaam ëllëg yow état am na pouvoir utiliser information yi nga xamante ne nii joxe nga ko ci plateforme bi pour ay activités yoo xamante ne nii moom moo koy piloter moo xam ci wàllum politique ak yeneen fànn waaye itam état am na droit joxe say information ay banque ay agence wala ay doomi aadama yu yëngu ci wàllum tabax ak yeneen xeetu dëkkuwaay lii benn mbir mu garaaw la boo xamante ne nii kenn du ci wax lan moo tax mu garaaw parce que booy inscrire forcément da nga war a cocher partie boobu noonu boo ko coché wul boo accepté wul ñu jébbal say données personnelles yeneen doomi aadama yow sa inscription du mën a jàll en plus ëllëg mun nga xëy fekk say information personnelle maanaam yow say données ci yeneen doomi aadama wala ci yeneen kuréel yoo xamante ne nii yow joxoo leen ko. donc lii lépp ay point la yoo xamante ne nii jëriñ gi caytu wàllum dëkkuwaay bi di Abdou Karim Fofana amaana dina ci indi ay leeral parce que mënuñu comprendre tey fépp ci àdduna ñuy mettre en place ay politique yoo xamante ne nii la ko tax a jóg mooy aar ak sàmm données personnelles doomi aadama yi te fii ci Sénégal état bi di salfaañi droit citoyen yi jaare ko ci benn projet boo xamante ne nii wóor na ko ni dafa intéressé sénégalais yi maanaam profité wu ci bëgg-bëggu sénégalais yi pour yeneen intérêt yoo xamante ne nii ba léegi xamuñu lu mu doon. donc vidéo bi tey loolu woon mu nekk quelques leeral yoo xamante ne nii ñu ko jagleel